jafe-jafe ndox si population ñenn si population Ndar surtout yenn quartier yi mel ni Goxu Mbaaj yu mel ni Pikine 700 Pikine Bas Sénégal Diogop une partie de Sànnaar aussi ay jafe-jafe surtout ak tàngaay bi nga xam ni agsi na wante jafe-jafe yooyu nekkul loo xam ne lu ñu bett la parce que sóoroon nañ ko moo taxoon gouvernement wu Sénégal anticiper ko pour tabax fi bi nga xamee ni président de la République defoon na jéego yu rëy tabaxoon fi usine bi bees bi ak château d'eau bi nekk si buntu si entrée de ville bi fële si Xor pour mu assurer woon alimentation bi ba 2023 2025 tey ak développement dëkk bi li ko waral mooy gis nañu partout que bari na tabax yi bari nañu dëkk bi yokku na bu baax sa jamono yooyu mu ngi doon yokku côté Pikine côté Jël Mbaam côté Diawsir tey gis nañ ni mu ngi yokku fii côté Sànnaar côté Diougop jëm côté université gis nañ tamit ni ci contexte bi nga xamee ni ñu ngi wax affaire exploitation wu gaz ak pétrole fii dans le nord donc mu nekk autant de facteurs boole ci ak yeneen infrastructure yi nga xam ni gouvernement bi mu ngi ko fi dugal ci wàllum napp gi wàllum mbay mi ak aussi autoroute bu bees bi nga xam ni mu ngi fi waaj a ñëw mu nekk un ensemble combiné yi nga xam ni accéléré na développement wu dëkk bi fii ci Ndar moo waral depuis daaw ñu gouvernement bi sant ñu ci gis-gisu président ci ndigalu ministre bi ñu dénk ndox ñu mën a anticiper tabax fi usine bu bees moo waral usine bu bees bi ngeen gis ñuy tabax conduite yi gis neen ñu ngi koy posé ak mbalka mu mag bi nekk fële ci sa Sànnaar pour que mu mën a assurer soxla nit ñi ci wàllum ndox fii ak 2030 2035 mais balay booba ñu ni quartier yi nga xam ni am nañu jafe-jafe il faut ñu indi ci ay pexe surtout ci temps wu tàngaay bi temps wu seddaay bi moom daanaka mën nañu wax ni jafe-jafe amul mais temps wu seddaay bi moo tax ñu ni Sen'Eau dina renforcer camion citerne yi nga xam ni ñoo fi nekkoon gannaaw bi nga xamee ni am na dispositif bu am solo boo xam ni population yi même rafetlu ngañ ko ñu ma leen di gërëm tamit ci seen ay compréhension di leen masawu coono bu baax a baax ñu ne dinañ ko renforcer ñu ne tamit ni critères yi buñ ko renforcer il faut que ñu améliorer organisation wu niñ koy gérer donc là aussi jigéen ñi jeunes yi ñëpp porté wu nañu volontaire pour gunge ci délégué de quartier yi chef de village bi pour que askan wi foo mënati nekk nga mën ci jot en attendant sant nañu tamit waa Sen'Eau liggéey technique bi nga xam ne defoon nañ ko pour def une restructuration du réseau pour def renforcement ci yenn parties yi mu ngi tekki ñu fexe ba du am quartier bu toog genn wàllu fan wala fan bu ko gënee bari te amuñu ndox donc liggéey boobu Sen'Eau tënk na ko ci kayit dina ko mettre en œuvre bu jaree ñu indi ci ñun suñu apport en termes de financement dinañ ko def pour que vraiment ak tàngaay bi jafe-jafe yi wàññeeku bu baax a baax ci waxtaan bi tamit tënk nañu jot nañ ci ay doléances ci surtout ci yenn këru diine yi yenn këru cosaan yi nga xam ni yu yaatu yoo xam ni ay ëtt yu bari ñoo fa nekk pour que ñu mën leen gafal yeneen compteur ndaxte benn compteur nga ñuy am xëy na mën na diis mën na aussi indi yeneen jafe-jafe yoo xam ni c'est interne donc sas naa waa Sen'Eau ñu waxtaan ak délégué de quartier ak chef de village bi pour que condition d'éligibilité ñu am des compteurs multiples des compteurs divisionnaires ñu xool naka gañ leen ci mën a gunge joxe nañu tamit ci turu gouvernement bi turu ministre ndox bi ñu dénk wàllum ndox pour ñu gën a gunge jumaa yi ndax gis nañ ni am na jumaa yoo xam ni xëy na fii ci village bi amuñu branchement ñun santaane naa it joxe naa yëgal
pour que juróom-ñaari village juma yi nga xam ni mu ngi fi bu si amee benn boo xam ni amul branchement wu ndox ñu dinañ ko defal jox naa yëgal waa Sen'Eau si turu gouvernement wu bu Sénégal ñu sampal leen ay robinet aussi fàttewuñ si jeunes yi xale yi gis nañ nawetaan bee ngi ñëw xale yi école bee ngi tëj aussi profité nañ si suñu turu bopp pour gunge leen si ay équipement wu nawetaan loolu c'est des mesures d'accompagnement rek pour que xale yi tamit voilà si seen activité récréative ñu gën si mën a conforté wu. DG Abdou Kadir Djip nee nañ suñu ñaari at yi ñu jëm ndox dana fi manqué est-ce que loolu du benn gàllankoor seen wàllu production wu ndox. waaw loolu je pense que jéggi na Sénégal du ma ni ñaari at yi mais si adduna bi am na gox yoo xam ni amuñu ndox si adduna bi laa wax am na ay milliards et milliards yu nit yoo xam ni amuñu ndox boo xoolee si dëkku Sahel yi dëkku boo demee dëkku yu mel ni ay Oman boo demee fële si ay Bahreïn ay même Émirats arabes unis yeneen dëkk am na yoo xam ne désert la woon tey am nañu ndox mais si géej gi nga ñu jëlee ndox gis nañ tamit ni changement climatique yi ñëpp a ngi koy vivre am na dëkk yoo xam ni sax fii si Sénégal ga ñuy toog mois de janvier février muy taw am ay ëgg yooyu tamit si dérèglement climatique yi la moo tax gouvernement wu Sénégal tamit si pas-pasu ministre bi ñu dénk ndox ak si accompagnement bi nga xam ni am nañ ko si banque mondiale daaw si forum mondial bi rek fan yi weer bee ñu génn jébbal nañu étude bu ñuy wax sécurité wu ndox naka la ñuy gën a dëgëralee mbirum jumtukaayu ndox naka la ñuy gën a dëgëralee yoonu ndox yi mais du ndox rek pour li nit ñi di naan mais ndox pour jëfandikoo yëpp ndox pour bay bi ndox pour élevage bi ndox également pour maraîchage bi ndox pour industriel yi mooy usines yeex yëpp loolu am na programme bu yaatu boo xam ni toll na si plus de 2000 milliards yoo xam ni gouvernement bi tënk na ko am na si programme prioritaire boo xam ni décliné na ngañ ko si ba jot ngañ ci am financement wu banque mondiale bu 500 millions ministre bi xam naa gën a si ñëw buñ si tolloo bu ñuy mettre en œuvre d'ailleurs semaine bii ñuy dugg ci la banque mondiale gi fi ñëw gi def identification projet yi pour ñu dem vers sa mise en œuvre wante Sénégal dafa anticiper si loolu gis moo tax même la sous-région loolu mooy indi organisme de bassin yi ay OMVS OMVG tey bu ñu mënee am ndox Dakaru ak si yenn gox yi parce que OMVS a ngi fi moo amee le barrage fii barrage bi mooy réguler aussi bien hydraulicité bi mais aussi ak salinité wu ndox mi moo koy réguler gis ngeen souvent même sax lâcher yi commencé na mooy wane ni tàngaay bi commencé na ñëw mooy que ni nawet bee ngi approché ndax boo demee si kaw ga fële côté Ziguinchor dans le nord vers la Gambie commencé na taw moo waral lâcher yi moo tax tamit pour sécuriser par rapport ak éventuelle sécheresse jéego yooyu ñu koy gën a ëgëral si wàllu bassin organisme de bassin yi si fii si fleuve bi moo tax tamit sax yenn gox yi nga xam ni ay forage ko doon alimenté ñu mel ni Ndiok Sall ay Paal ay Fass ay Gandiol ba ay Laxaraar ay Tëdd Biti ay même fii Ndiaw Sir côté Gandon ñu ngi xool ñun nan la ñuy anticiper pour def transfert u ndox depuis fële sa Njiij côté Mbane entre Mbane et Kër Ngamar Sarr Njiij nga xam ni amoon nañ fi usine nan la ñuy xëccee ndox moomu nga xam ni ndoxu fleuve la te mën naa leen wax ni ndox moomu du ma ni du jeex de mais nekk guñu ci jamono boo xam ni ndox moomu dina jeex lépp rek ngir sécuriser alimentation en eau bi liggéey bi ñu def fii moom la ñu def ci gox yëpp moom la ñu def yàggul Kédougou jëlee ndox fële ci Itato indi ko Banda fële ci Fadiga ci Kédougou moom nga ñuy def aussi moom nga ñuy waaj a def Kaolack nga xam ni ndox mi dafa xaw a am fluor ak chlorure pour jëlee ndox fële ci Malem Hodar transféré ko Fatick ay
Mbacké aussi def transfert depuis Sadio côté Taïf fële Foundiougne jëlee ko côté Sandiara dëkk bi ñuy wax Kébik et tout donc sécurisation boobu ñu ngi si depuis ay at. te lii mu nu ci wax daf mel na ku nu fajal ay problèmes yi nga xam ne pendant 10 ans ñoo ngi ci ànd tey daf mel na du ko faj parce que soo gisee nit ki nga xam ne bokk ngeen yëf te mu jiite la war la ko fajal nga gis nga ànd ak moom te lu mu wax li fii yëpp dégg nañ ko te xam na ni dégg la te xam naa ne nit ku déggu la parce que ki mu nu booleel tamit te mu nekk fi directeur 24 heures sur 24 heures mu ngi sur le terrain di wër ci nit ñi di seet ndax naan nanu wala naanunu camion yi xam na ni nit ñi am nañu ay problème doléance yu rëy wax nañ ko tey xam na ne daanu toog 5 jours 4 jours dina am ay ndox donc tey wax nañ ko te xam na ko dund nag ak ñoom camion yi xam nañ ne doyul ci li ñu war a renforcer nit ñi léeg-léeg nag période day neex léeg-léeg nag période day am jàngoor même nit noonu la mel mais nag nanu sol sunay tànk di ko jéem a faj loolu la def tey donc vraiment ak lu munte demee nanu xam ni lii mooy dimbali le président de la république parce que su fekkee ne dara am na mais nu gis nit ñi ñoo ngi jege nit ñi kon problème du am parce que damay wax ne Sénégal ñàkkul xaalis ñàkkul dund waxtaan moo ñàkk mais amul lenn li nga xam ni waru fi mun a faju lu ngeen fi gis rek mun na faju ci kaw ay waxtaan te tey réglé na lu bëree ci sunu koñ bi ñun jàppale nañu di remercier tamit le sous-préfet de Garndo parce que lépp lu ma am dinaa ko waxanteeg moom ak le maire parce que lépp problème bu ma am man doo foofu laa doo jëm te ñooñu tamit suñu ma calmer samay population ba ñëw di gërëm nag sama population li ñu fi wax yëpp tamit dégg la te samay population boobu ba léegi fekkee ne amul ay manifestation amul dara du ci man parce que tamit imam suñu ko weddee rek day bokkaat ci sàpp yi kon su sama waa dëkk tamit jiitalee ba pare ñoom tamit ne nangu yaru nangu wax nu mu waxee te moom tamit rafetlu na ko maa ngi leen di gërëm di leen sant l'essentiel nanu jéem a satisfaire problème yi fi am nu seet nan lañ koy safare ba nga xam ni mbir mi yëpp dina mën a nekkaat encore ci yoon parce que loolu la njiitu réew mi soxla bëggatu fi dégg yenn problème bi su ngeen demee ci kaw gi ngeen dem ba fii ba Fuuta ngeen dem ba fii ba Bakel ba Ranérou te sa fan ni maa ngi woon ci ay mission su ngeen demee foofu da ngeen di sekk ay 10 kilomètres yu ñu doon amee ay ndox ay 30 kilomètres tey sa biir kër ngay amee ndox fu nga doon dem réseau ci ay 30 kilomètres ay 200 kilomètres ci ay réseau téléphonique tey sa kaw lal ci biir Fuuta bi foofu nga koy amee donc fépp foo jaar gaaw na yoon yi gaaw na donc loolu dañ leen di gërëm di leen sant ak ci li nga xam ne déjà moom lañ koy defee. damay njëkk di massawu population bi ci turu Sen'Eau ci jafe-jafe yi nga xam ni ñoom ñu ngi ko am ci ñàkkum ndox bi nga xam ni moom la ñu jànkonteel du sunu coobare nga mais c'est simplement parce que tout simplement li ñu am ci capacité de production muy 18 600 mètres cubes par jour moom moo mënta satisfaire demande population bi ak bu ñu xoolee ñun li ñu estimé ñun Sen'Eau ci Saint-Louis actuellement nii ci 2021 bii ñu nekk 2022 bi sunu déficit mu ngi nekk ci 5000 mètres cubes jour donc day wane jafe-jafe bi nga xam ne nag moo nar a am ci bu ñuy séddale ndox bi li ñuy def moom moo tax ci réseau bi chaque jour dañuy def ay restrictions ay manœuvres pour permettre à ce que population yi quartier bu ci nekk mu mën a am tuuti ndox am temps de présence boo xam ne nit ñi dinañ ci mën a soutenir mais gaa loolu du doy parce que il faut nécessairement ay camions citernes yu leen venir en appoint pour mën leen a soulager parce que xam nañ ni actuellement fi ñu toll nii par les populations sax wax nañ ñu am nañ ci visite bi sax am nañ ci ay retours par rapport ak citernes yi ndax mën nañ ko yokk ñuy dalal seen xel ni citernes yooyu dinañ ko yokk ci organisation wu citerne bi loolu tamit dinañ ko xool ak délégué de quartier yi ak chef de village yi nu ñuy améliorer le dispositif de ravitaillement wu citerne yi ba nga xam ni ku ci nekk dina ci mën a gis boppam moo am amélioration ci ñàkk ndox bi nga xam ni moom la ñuy dund actuellement.